ndeysaan way dafa war a ndeysaan gi mën na bégal doomu Aadama ndax lu neex ñëpp ko bëgg yow mi may bëgg ñëpp bëgg gëmën ci bégal ñi la neex ndax lu neex ñëpp ko bëgg feccu dafa war a reetaan soo ci bëggee bégal doomu Aadama man ko ba fecc sama way yow mi may bëggee waaw waaw Adja Ngoné John, Monsieur Fallou Dieng, Madame Matissé Mbaye, directrice de la crèche Thione Ballago Seck, Mesdames, Messieurs les invités. dama waxaat tuuti wolof li tax may def discours bi sax mooy li ñu tuddee Adja Matissé Mboub centre bi wala boog école bi. Pourquoi Adja Matissé Mboub? La réponse principale, c'est que c'était une grande éducatrice. À la disparition de notre père, elle n'avait jamais voulu quitter la maison familiale. Elle prit la responsabilité d'élever ses enfants toute seule, dont la majorité étaient des garçons malgré les vicissitudes de la vie d'antan. Cette éducation, elle l'assumait avec une poigne indescriptible. Adja Matissé Mboub était une dame d'une générosité légendaire. Sa forte personnalité, son altruisme, ses qualités de leader et d'éducatrice formée sur le tas ont fait de ces garçons des hommes qui ont occupé de hautes fonctions ici au Sénégal et ailleurs. Le capitaine Abdoul Aziz Mbaye, qui est l'aîné de la famille, retraité, qui est le papa de Madame Mbaye, la directrice, après de loyaux services rendus à l'armée sénégalaise, il fut nommé président de la commission départementale des élections, fonction qu'il exerça avec brio pendant 25 ans. Son frère, le colonel Cheikh Tidiane Mbaye, ancien directeur de la gendarmerie et qui a fini directeur de l'administration pénitentiaire après de multiples autres fonctions. Notre regretté frère El Hadj Maodo Mbaye, enseignant chevronné, directeur de l'école d'application jusqu'à sa mort, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis. Et moi, Babacar, le plus modeste, j'ai suivi des études techniques qui firent de moi, après un bref passage à Taïba, un technicien dans une grande entreprise d'aviation, dans une grande entreprise de fabrication d'avions en France. damay sant yàlla bi nga xamee ni que soxna Mati jël na ma comme parrain si biir école bi nga xam ne moom lay doog a créer ren pour xamal leen ni que ba ma xamanteek moom ak léegi mën naa wax ni motul ñetti weer ñi nga xamante ci panel bi nga xamee ni mooy panel de la diaspora de la diaspora de Tivaouane moom mu nekk si vraiment moo ci gën a active parce que tamit mouvement bu nekk day am koo xam ni moo ci ëpp moo ci gën a sonn moo ci gën a truc c'est-à-dire pour dajale nit yi pour que dajale nit ñi pour ñu ànd pour defar Tivaouane ci cadre boobu la ñu xamante donc tey bu boo xamante ni ci benn cadre moo xam ne sa bëgg-bëgg la sa cofeel ak moom cofeelam defe naa ni bu fekkee ni que am na lu muy def au Sénégal pour la première fois mu am crèche boo xam ni crèche américaine comme ni mu ko waxee américano-sénégalaise la
kon kooku bu ma ko tëyee ne ma yow yaay parrain bi dama si kontaan am si mbégte di ko won ni que defal na ma honneur boo xamee ni que xalaatuma ko woon yaakaaruma ko woon donc nit ki bu la defalee honneur li nga koy jëkk a wax mooy jërëjëf kon dama koy sant ci kanuwaay mbokkam di wax ni que li nga xam ne mooy sa bëgg-bëgg muy sama bëgg-bëgg ñu bokk mën ak yow naa ci ànd ak yow defal la si li nga bëgg jàppale la ba ñëpp xam ne jàppale naa la ndax nit ki nag bu la defalee teraanga war nga ko fay teraanga donc loolu moo waral d'abord sama ñëw fii pour nit ñi xam ni que xamante bu ñu bu yàgg mais jox na ma cër boo xamee ni que kenn ku nekk bëggoon nga ko am tey mu jël ko teg ko sama loxo donc vraiment dama koy sant di ko gërëm di sant aussi ñi fi toog ñëpp di sant aussi sama soxna parce que léegi sowe gi laa ko wax ne ko maa ngi ñëw Ouest Foire moom fii la dëkk ma ne ko dama naa ñëw fi comme ça yéen ñaar ngeen xamante parce que moom aussi mi ngi yëngul si koñ bi ñëpp xam nañu ko ci koñ bi donc dana am loo xam ne ëllëg ba te da ngeen a bokk bëgg-bëgg mooy école moom aussi day defar ay école donc kon daa leen boole comme ça au moins expérience bi nga am ak moom bëgg bu mu am bëgg-bëgg bi mu am dana leen mën a dimbali ëllëg kenn ku ci nekk na mën a dimbali moromam ci li mu am ne xam naa ne peut-être yow xam nga dëkk bi mais xam naa ne moom tamit xam na dëkk bi te li muy xam fii peut-être yaa koy gën a xam Amérique mais defe naa ne moom moo lay gën a xam Sénégal donc loolu aussi nit ku nekk booy doog a tàmbali il faut nga ànd ak ñoo xam ne au moins nañ la mën a jàppale si li ngay def loolu moo tax ma woo ko ne ko ñëwal comme ça nga ñëw jëmmal affaire bi ñu àndandoo bu ëllëgee man bu ma fi nekkulee parce que aw ma jot wala néew ma fi yow da nga mën a waxanteeg moom li ngeen bëgg di ngeen ko mën def te man du ma ko fekkee loolu daal vraiment mooy sama mbégte sama kontaante di wax ne que di kontaan aussi li tax nga tuddee ko sa maam ndax sa maam bi ko tuddee da nga xamoon li mu bëggoon ak di ko def ndax jigéen bu yare ay doomam moom kenn rek te fekk borom këram nekkul fii mu góorgóorlu ba ay doomam yëpp tekki kooku war nañ ko sant xam ni sonn na li mu war a sonn ndax kenn ku ne xam na li nekk ci éducation pour xale jub wala pour xale am ëllëg mu jariñu donc lépp ci éducation rek la. beneen bi ci des aussi dañ lay sant ci nga am initiative ndax lii mësta am Sénégal dañuy jàpp ni c'est la première fois nit jógee bitim réew ñëw ne damay def crèche pour xale yi ak handicapés yi ainsi de suite donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la loo xam ni vraiment ñu ngi la ci féliciter di la si encourager di la wax ni que vraiment que lépp loo xam ni kii na ñu ngi koy def bu baax vraiment loolu la amoon li may wax si olof donc loolu daal di leen remercier bi ma ñëw it maa ngi ànd ak Laye Mboup Tivaouane la nekk man ak moom aussi ñoo bokk di àndandoo di politique moo tax ma ànd ak moom ñëw tey pour au moins jëmmal aussi parce que mënoon naa indi ñëpp mais dama xam ne bu ñu indiwaatoon aussi day nekkaat beneen problème vraiment loolu vraiment ñu ngi la ci remercier di la sant di remercier aussi Babacar li mu wax léegi-léegi dafa am solo peut-être ñu bari xamuñu ko dëgg nekk nañu Paris man ak moom ak sëñ Abdou guddi bu nekk ñooy bokk reer bi ma nee dama yóbbu sëñ Abdou Maroc sëñ Abdou dafa bañ ne xalaatu la dem Maroc ainsi de suite keroog man ak moom ñoo ko convaincre man maa bëggoon mais moom moo ma jàppale keroog pour sëñ bi d'accord ndax sëñ bi demoon na bañ mu ne ko nag sëriñ jóge fi pour jaar Maroc bu dee pour ñetti fan sax war nga ko may parce que tamit mi ngi sonn sew guddeeg bëccëg te wutul dara dul pour nga noppalu ko loolu man ak moom rek la ak yàlla kenn fekkewu ko donc boo ñëwee fekkaat ko fii moo xam ne moom mooy papa bu mat yi damay gën a kontaan si loolu aussi vraiment loolu aussi maa ngi leen ci sant bu baax a baax di leen wan ne que àddina aussi loolu mënut a ñàkk nit ku nekk da ngeen di am ay relation mais relation yi buy ñëw it doo xam fan lay commencé ak fan lay jeexee man xalaatuma woon gis ko je l'avais perdu de vue mais léegi jàppaat naa ko si cérémonie bi ñu nekk nii ndax cérémonie bu ñu bokk maak moom la mënatuñ ko dindi donc yàlla moo def loolu ndax hasard amul fenn ci àddina. di rafetlu bu baax jotaay bi jëmm ji ñu fi indi nag dafay koo xam ni sama kóllëre la bu yàgg ndax man ñëpp xam nañu bi may door la famille Mbaye dañ ma soutenir bu baax a baax maanaam dañ ñoo séddoo man ak Alioune Mbaye Nder ñii dañoo bëgg Alioune Mbaye Nder ñii bëgg Thione Seck ñii bëgg Fallou Dieng kóllëre googu nag moo waral sama diggante ak jëmm ji di Mati Mbaye di koo xamante ni wax dëgg yàlla bu ñuy wax kóllëre rek nit ku am kóllëre ngi nii bu ñuy wax mbaax ak bëgg mbokk nit ku baax a ngi nii te bëgg mbokk bu ñuy wax tamit jàmbaar jigéen ju mën góor moo ngi ni toog donc lii bi mu koy wàcc woote woon na ci foire bi ñu teewoon ci man ak sama mag Thione Seck ak Alioune Mbaye Nder ak ñu bari sax donc tey ba yàlla sottal yéeneem bi nga xamante ni moom la mbëbatoon
yàlla mottali ko tey ba ñuy def inauguration bi mu ñëwaat ci ñoo ngi ko ciy ñaanal yàlla nag yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko te ku ko ñaan mu may la ku ko talal say loxo mu may la yàlla na la si yàlla defal ndam lu kawe sa njort yaak mboolem ku fi toog wax dëgg yàlla may rafetlu nag jataayu parrain bi fi toog man c'est la première fois dama ko doon dégg rek muy monsieur Diop Sy dama ko doon dégg rek ci baaxam ak ci njàmbaaram ak ci fi taxawaay bi mu taxaw ci réew mi te c'est la première fois mu gis ko maa ngi koy ziar di ziar tamit sa papa ji toog ndax ñun ñëpp dañ daan nekk xale di ñëw Tivaouane di ziar papam sëñ Abdou Aziz waaw donc wax dëgg yàlla tey ni ngeen seen taxawaay rafet na ci bis bi seen ñaan it am na ci solo lool ndax ku jógee ba Amérique ak Amérique ni mu ibbeekoo mu jaral la nga bàyyi dëkk boobu ñëw sa dëkk investir fi am na loo gëm te loolu nga gëm te yëg ko incha allah ñoo ngi la ci ñaanal yàlla na la ci yàlla defal ndam lu kawe sa njort ba affaire école bi doon crèche bi doon ay succursales yu bari ci réew mi yàlla na ko yàlla def maa ngi gërëm jataay bi yëpp di nuyu ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla di nuyu sama doom jëlee di Mohamed Seck nga xam ni papaam ñëpp xam nañ li mu meloon ci réew mi di Thione Seck nitu dëgg yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ñëpp xamoon nañu digganteem ak Mati mi nan la fa demee woon presque baayam la woon xaritam la woon wëllëreem la woon conseillam la woon ci lu bari ba tax na tamit ku fonkoon Mati la ñoo ngi koy ñaanal de wax dëgg yàlla fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla yërëm ko xare ko àjjana ak mbooleem ñam fa fekk ak ñi ko fa fekk donc Mati daal ñoo ngi lay wax bonne chance et bonne continuation jërëjëf. honneur bu mu defal suñu famille si projet bii di crèche Mame Maty donc man nag mun ma wax parce que man je travaille toujours dans l'ombre ñu bëri xamuñu ma nag waaye tey sama kilifa dafa tukki moo tax ma ñëw teew fi tey muy Waly waaye nag am na sama benn kilifa bu fi nekk muy Mbaye Sy bàyyi ma jox ko moom mu waxal au nom de la famille Seck fu ñëpp merci beaucoup. bilaay ma ne seetaan rajim di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu sama frère sunu xarit Medoune à travers moom xam naa ni li ñu bëgg a wax ak li sama yaay ji yéene àdduna di leen ko seetaan te di leen comprendre incha allah li mu bëgg a def di nuyu ñi nga xamante ni ñoo fi teew ñëpp les parents d'élèves ñi fi nekk ñëpp ak ñi nga xamante ni ñoo war a seetaan lii pour war a mën a comprendre bi ci njëkk mooy damay rafetlu lii parce que lii tey fierté la ci képp ku bokk ci askanu Ngéwël ndax suñu yaay Mati ginnaaw bi ay waajuram defee ci moom éducation de base jàngal ko mu xam lan mooy savoir vivre parce que bari na ay nit yoo xamante ni ñi ngi nekk ci àdduna ñi ngi def li ñu war a def lépp ñi ngi dugg fi ñu war a dugg yëpp te xamuñu lan mooy savoir vivre te savoir vivre mooy lépp ci doomu aadama loolu nag que nga am xaalis que amuloo xaalis savoir vivre dafa nekk loo xamante ni mooy base du nit ki parce que boo amul savoir vivre mënoo xam lan mooy lan ak kan mooy kan ak fan mooy fan moom ay waajuram jël ko def ci moom li ñuy def ci moom jàngal ko mu nekk li mu nekk ba yàlla sunu borom jëlee ko fii mu dem États-Unis bi mu demee mu découvrir leneen macha allah ku def plus de 25 ans Amérique jàng fa gëstu fa ba fay jàngale nga ni lii may def nii pourquoi pas mënu ma ko jël yóbbu ko sama réew formé ci ay yeneen i Mati Mbaye formé ci yeneen i intellectuel formé ci ñeneen ak ñeneen ah wax dëgg yàlla sama yaay yëfi noobul dëgg nga def encore une fois ñun dey am nañu mbégte am nañu contentement li ma gën a neex nag mooy defoo ko par hasard nii parce que man mi am occasion wu ànd ak sa papa ñu àndandoo voyage yi ma dend ak moom benn place service bu ndaw boo ko rendre mu tourné ni la merci parce que ku amul xel dëgg mooy def loo ko defa rek mu ni dama ko yelloo waaye ma àndandoo ak moom mu nekk magu diine magul islam mag bu xam àdduna du rek lu mu la bëgg a wax la ko wala lu mu la bëgg a def la ko lu ci ne rek dafa am fu mu koy jaar li tax ma naan savoir vivre kon yow boo tijjee école ñi da nga ciy former ay xale jàngal leen ñu comprendre lan mooy lan yàgg nañoo tijji ay crèche fii mais crèche boo xamante ni dafa jugee maanaam idée Amérique nga jël ko indi ko fii bëgg xale yi man déjà sama doom yaa ngi ko doon commencé di ko former en anglais pour muy comprendre lan ak lan ak lan mooy lan
moo tax man damay profité ci occasion bi di wax ni képp koo xamante ni yaa ngi seetaan na nga profité indi sa doom à partir de 2 mois xale bi bu amee 2 mois mën na démarrer nekk ci crèche bi ñu koy former ba ëllëg si bi mu doon li mu war a doon sénégalais nag boo ko nee à partir de 2 mois danaan loolu naka la mën a nekkee naka la mën a jekkee jooju nag maanaam bokkut ak li nga xamante ni moom la suñu yaay ji bëgg a def ci réew mi ñuy ñaan képp koo xamante ni yaa ngi seetaan nga ñëw nga découvrir nga seetaan nga gisal sa bopp parce que wet di gis bokku ca beneen bi mooy ay porteurs de voix lañ dañuy ñaan état mu ñëw jéem a collaborer ak suñu yaay ji parce que li ñu bëgg a def moom tey bu fekkoon ni moom ak moom rek la amaana tey du ko def parce que macha allah ay doomam ñëpp ñi ngi Canada di jàng tey bu fekkoon moom ak moom rek la yàlla suñu borom suturaal na ko ba mu mën a am loo xamante ni tey même bu deful dara dina mën a am lu mu continuer vie am waaye dañuy lii dama koy partager ak doomu réew mi dama koy partager te partager bi amul maanaam amul xàjj ak seen amul kii doomu kii la amul kee doomu kee la amul kii pauvre bi la amul kii amul kaa képp koo xamante ni bëgg nga sa avenir doom te ku ne xam na ni yàgg naa dégg ci mag ñu ni xale mooy yor avenir réew ba tax na xale yi dañoo war a teel a def ci ñoom li ñuy def ci ñoom bañ nañ ko ba ñuy jàngale alxuraan danaan la xale bi waroo bàyyi ba mu màgg ba nga xamante ni def na li mu war a def lépp nga soog a ñëw di ko jàngal xale boo koy jubbanti da nga koy jubbanti ca ba mu teelee rawatina nag moom mu jël initiative wu à partir de 2 mois bu xale bi juddoo rek 2 mois war na war a mën a commencer jàng loolu nag boo ko waxee ki nga xamante ni maanaam musta xam loolu wala xalaatam ekkul foofu dina ko def cas boobu nag mooy tax ñu war a profité ci loolu parce que yaakaar naa ni des na tuuti ci kanam di nga gis ku bëgg a dugal doomam ci école bi te bu boobaa day am problème parce que nag nekkul ni dañuy jël rek ay nombre yoo xamante ni ku ñëw ñun la acca ñëwal dafa am nombre boo xamante ni bu ñu fa tolloo tey dañuy arrêté lépp kon donc loolu message la boo xamante ni dama ko doon lancé waale beneen bi mooy mu jël initiative wu nii sunu nijaay sunu tonton ki nga xamante ni mooy sunu drapeau famille ki nga xamante ni moo def lépp pour ñun muy Thione Seck di bàyyi ci Wally Seck mu jël te man bu ko tuddee Thione Seck dinaa ci am confirmation bu leer que ni li mu wax dëgg la parce que bàyyiwul ba Thione Seck génn àdduna muy soog am ak moom relation man mi nga xamante ni jarbaatam laa xam bu baax kii di doomam nga xamante ni moo nekkoon homme de confiance su Thione Seck léppam moo ko xam bañ na ko ba bi mu gënee nekk xale danaan moom laa tuddee Seydina Mohamed kon dama yaakaar ci moom laa bëgg diine ji sama kër fii mu yoral ma ko ndax turam Thione Seck bu yoroon 1 milliard di ko dénkaane kii la koy dénk te it moom nit la koo xamante ni li wolof naan ndigal puso la caabi la bu manqué du tijji bu ëppee du tijji waaye moom lépp loo xamante ni sant nga ko ni nga ko bëggee noonu la koy defee kon loolu moom bu dikkee fii mooy moom rek mënoon na représenter lépp waaye xaj na moom comme li mu wax sànq am da lombre la ku nekk yaa ngi dégg turam mais jëmmam kenn du ko gis kenn dégg ko ci dara kenn gis ko ci dara kon bu ñu dajee fii xaj na mu xam ni maay magam rawatina it mu xam ni xaj na maa ko gën a doon géwal moo tax rek mënu ma jugal nga wax waaye moom bu waxoon rek doy na parce que moom macha allah mat na lépp xale la waaye xale bu mat lu mu doon la macha allah di ko ñaan yàlla sunu borom defal ko jàmm beneen bi mooy sunu papa Diop si dañuy kontaan bu wér di nuyu bu baax sunu mag Fallou Dieng nga xamante ni macha allah li nga wax lépp dafa ëmb lépp kii sama yaayu bopp la ma bëggal ko sama bopp ma dem ba Canada dajale ko ak doomam ñu xamante mu présenté ma ko depuis boobu ba tey du jukki di ma digal defal lii waxel nii yéen a ngi musique mais suba après musique dafa am lu war a am après musique te yi may digal yëpp yaakaar naa ni ku la koy digal mooy ki la bëgg kon yaay booy wax dëgg yàlla keres bi ngay tijji njëkkee woo ko ci xale yi ci mag ñi nga ko njëkkee non si parce que mag mu la jege di nga ko digal di nga ko wax di nga ko jàngal naka la ak nan la jërëjëf Mbaye yàlla sunu borom def jàmm di nuyu ñëpp di wax ni wax ji lépp lu fi baax rek yàlla sunu borom moo ko baaxal lépp loo xamante ni dëng na rek doomu adama moom matul ak yéene ji ci sunu yaay ëpp lool bari lool di wax ni ñu ngi nuyu ñëpp. programme bi ma def ko sama photo profil WhatsApp mais ñu bari dañ may laaj école bi fu mu nekk wala ñu may laaj ay renseignements
di fàttali rek ñi nga xamante ni ñooy seetaan wala ñi bëgg a xam fan la école bi nekk mi ngi nekk ci koñu nag bi bala ngay egg ci Brioche Dorée bi boo taxawee rek boo laajtee école bi fu mu ne pour ñi nga xamante ni ñooy seetaan pour bëgg a comprendre beneen bi tamit mooy Ameth Thiou mi day soog a ñëw di sunu naataangoo di sunu xarit waxam seetlu lool te moom lépp lu ñuy wootee ci Thione Seck buñ ko ca xoolee dinañ ko ca gis dinañ ko ca fekk beneen bi mooy sunu frère Youssou Dieng mën lu baax lool moom tamit nga xamante ni tey bu fi Wally Seck nekkoon day ñëw fii teew bu fi Thione Seck nekkoon day toog fii tey teew waaye ñoom bu ñu ñëwee mel na ni ñooñu ñëpp ñu ngi fi macha allah xam naa ni da nga doon tëj waaye dama lay ñaan rek ñoom ñaar ñii ku ci nekk rek am loo ci sànni nga xamante ni roof yàqul jën daal. loolu nag li ko waral rek mooy li ñu fi représenté tey ñu koy wax nag avec beaucoup d'humilité parce que fii suñu kilifa ñoo fi ne di nuyu Serigne Babacar bu baax Khalifa Mbaye bi nga xam ne tey mooy kilifa jotaay bi macha allah Ndeye Mati li mu def teg na ko ci yoon parce que yow Khalifa man nga xale yi papa ñun ñëpp mën nga nu papa parce que yow mag mu baax nga. magum l'islam nga mag mu jib nga référence nga waaw li ñu lay wax nag jaayunu la yaa mel noonu moo tax ñu wax ko ngay sunu parent yaa ngi koy wax léegi président Diop si parce que sa yaay Mati Say Mboup ak sam papa Serigne Mbaye Mboup ñoo bokk papa kon li ñuy wax vraiment dañ koy wax ci aqulay taala waaw donc ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd ak wér di nuyu sa soxna tamit Adja Mati Say man nag damay wax ci ñaari casquette benn bi ci côté Ndeye Mati la benn bi ci président Demba Diop si bi ma àndal di nuyu madame Diop bi mu àndal nuyu Ndeye Mati Mbaye bu baax nuyu Mohamed nuyu Fallou Dieng aussi ak kilifa yi fi toog yëpp macha allah ñaan yàlla defal nu jàmm yàlla doolu ñu sutura yàlla musal nu ci ayib yi xew ci jamono yëpp te teg nu ci yoonu njub ak yoonu l'islam yàlla na nu ko yàlla defal Pa Aziz yàlla mooy ko wér. émotion bi leen kii tey moo animé ñëpp parce que pas Aziz kuy wax ci moom rek boo moytul xew bi day yàqu parce que moom mooy ñun ñëpp dañoo juddu gimmi ci keppaaram muy nit ku oyof di nit ku yaatu nit ku généreux nit ku baax nit ku jullite tamit macha allahu rabbi bëgg njaboot nag kon kooku tey bu tëddee feebar waroon toog fi moo tax Ndeye Mati vraiment tu as été très inspiré te loolu yàlla na ko yàlla fay ñu koy ñaanal yàlla tamit wér bu ma waxee ci côté Ndeye Mati yàlla dogal na man su ma mag Cheikh Ahmed Tidiane Mboup moo njëkk a sëy ak Ndeye Mati ñu am ay doomam yi nekk Canada man seen papa la muy Aïda Kane ak Aïcha mais moom dama bëgg a wax ci moom ñaari moo rek parce que yàlla dafa dogal bi yàlla weddee tey la gën relation yi gën a am solo tey la relation yi gën a neex bu duggee Sénégal du dugg mukk wàcc Tiwaawan te ñëwul suñ kër ziyaare suñu waxtaan ak ñun kaf ak ñun jël alal ju bari bàyyi ko fa doomam yi bu ñu wàccee Canada suñu kër la ñuy jubal dadaa barki démb dañuy waxtaan ba sa yàgg rek fi may wax ak moom mu yónnee ma alal ju bari ci Wave te laajuma ko te loolu bu amee moom mii moo leen koy digal pour ñu koy def kon yàlla na ko yàlla fay muy nit ku baax di nit ku yaatu lii nag moom muy passion bëgg xale fi nga ko ubbee tamit mu am solo parce que nous tous nous avons vécu l'année dernière un drame xale boo xam ni ku ne suivre na histoire bi ba crèche bi ñu tëj ko parce que Sénégal léegi day dëkk boo xam ni désordre ba daf fee bari surtout sur le milieu éducatif école yi ku ne day ubbi école de formation ubbi crèche te amoo compétence bi amoo tamit cër bi pour ubbi ko moo tax quand vous êtes venu gis nañ la ci plateau télévision yi nga ñëw pour participer pour mettre de l'ordre dans ce secteur là loolu vraiment tout le mérite vous revient et nous vous en félicitons beneen bi ci des mooy ki nu àndal tey muy président Demba Diop si ñu sawar trop xëy na bu ni ma woon keneen mooy ubbi école bi du ma sawar a ñëw mais bu mu ne ma école Ndeye Mati la dama ci am ñaari cawarte benn cawar pour ànd ak moom beneen bi ci des sawar pour ñëw ci yëfu Ndeye Mati parce que kii yàlla daf noo boole ci diir bu gàtt mais ma gis ci moom ay jikko yoo xam ni ku ko xamul rek wala ku ko fréquenté wul rek doo xam kan mooy Diop si parce que yàlla dogal na jàng naa ci moom ni nit ku oyof la nit ku oyof yàlla xam na ni bu dikkee këram fekk la nga toog ci fauteuil nga bëgg a jóg day toog ci suuf day toog sax di nu ataayal ñun di nu jox kon kooku nit ku oyof moo ko man te yàlla nag cërale na ko
yàlla cërale na ko démb alaaji Mansour Mbaye dani ko yaa am lu kenn amul ci xadara maam alaaji Malick mu ni ko lan mu ni ko yow rek lanu jël sa tur taftale ci si ni ko alaaji Rawaan Ngom amu ko Serigne Alioune Gueye amu ko mu xaddam yëpp kenn amu ko ci loolu nag su amee parce que taxawaay la taxawaay mooy gëm-gëm gum gëm tarixa cheikh jox cër waa kër maam alaaji Malick Tiwaawoon gënal ko lu mu mën a am ñi ngi dugg ci oto bi léegi mooy wax benn anecdote benn kilifa bu ko woone ko weekend bii daal ci baatin bul dem Tiwaawan mu ni ko lenn laa lay yëgal de xam nga àjjuma laa daan de waaye bii baa sax alxames laay dem Tiwaawan parce que man sama lépp pour wax la fi mu toll ci Tiwaawan ku ne dégg na barki démb jumaay Tiwaawan li mu ci def relation yi mu am ak waa kër alaaji Malick mais mu ñëw Tiwaawan nag problème yéen amoon yëpp mu réglé ko bu dee ci côté assainissement bu dee ci côté nettoyage ramassage des ordures bu dee ci vidange ba noppi di ko def gratuitement embaucher des centaines de jeunes ci alalam di leen fay ba noppi taxawu askan wa ña nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw mu koy def ngir yàlla te bëggul ku ko yëg engagé wu nag pour ñëw pour Tiwaawan ci kartanu yàlla dëkk ba mu bëgg fa loo xam ne tey ñu jox ko mairie ba Tiwaawan gépp laxasaay topp ci ginnaawam pour ñu jox ko pour mu defar ko mag ñi ñaanal nan ko Serigne Abdou ñaanal na ko Serigne Mansour ñaanal na ko Serigne Cheikh ñaanal na ko Serigne Babacar Sy Mansour mii fi nekk tey ñaanal na ko muy nekk nit ku baax kon ñu ànd ak moom ci lii tey Ndeye Maty vraiment vous ne vous êtes pas trompé en faisant de Diop Sy votre parrain parce que moom li muy incarné ci dëkk bi macha allah c'est un modèle c'est un exemple te loolu noonu li ma koy waxal chaque jour rek dañ koy ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér yàlla bàyyi ko fi yàlla sàmm ko yàlla taxaw ko man nag Serigne Babacar jàppe na moo xam ne téye na moo xam ne yéen ñëpp dama leen koy seede samay mbokk parce que du def te waxuma du dem te woowuma lii rek firndeel na ko bari na ñu mën a àndal mais man rek la àndal tey loolu nag cër la te bu ko neexoon du ko def kon daal vraiment ñi ngi jéggulu vraiment di ñaanal yàlla ñëpp di nuyu Serigne Mansour mii soog a ñëw Sora moom tamit vraiment muy frère Ndeye Maty mais tamit ma am lu ma jàpp ci moom parce que gis nga Tiwaawan seen alal yëpp bu ñuy wax Tiwaawan diine moo tax te gis naa ni Mansour léegi bu duggee Tiwaawan daanaka waxtu yu bari zawiya ba la koy jullee di dem wasifa di def loolu yëpp parce que lu nit def rek te deful loolu parce que loolu moo njëkk te mooy mujj vraiment ñi ngi kontaan ci ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ay dama ñi ngi ñoom umu xayri ñëpp vraiment di jéggalu bu baax nag di ñaan yàlla nag ni ñu ko waxee école bii ñu dem ba mu doon des centaines d'écoles dans le Sénégal c'est possible yàlla na ko yàlla def ñi ngi jéggalu di baalu àq jërë ngeen jëf. L'honorable député monsieur Diop Sy di nuyu Fallou c'est pas la première fois ñuy tase ci mbir yëfi Ndeye Maty di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu normal yéen yi ak parents yi ak sama doom bee toog bala may wax ci Ndeye Maty damay njëkk ci Diop Sy Diop Sy xamuma mais man maag jabaru Khalifa Niang ñoo bokk ndey ak baay Khalifa Niang bu Tiwaawoon bu sëñ Abdou Seynabou Jonn moo topp ci man Tislim chaque jour mu woo ma jox ma teraanga sa jarbaat ma mën a wax foofu mën a wax ci teraanga boo seq ak man te gisoo ma téléphone rek lañ wax Ismaïla mii mën na ko seede Ousseynou mais mën na ko seede say Martin Luther King maa yore woon seen défilé 4 avril téléphone rek laa wax ak yow nga ne ma loo soxla ma wax la ko gisante wuñu daf maa booleeg nit ma dem mu jox ma li ma soxla kon yow jour bi ma Ndeye Maty ne yow la ko def parrain bi avant-hier dama kontaan du sax teraanga bi nga xam ni école moo taxoon nga def ko social ci nga dëkk mais sa diggante Khalifa Niang yal na yàlla yàggal sa taxawaay yaakaar ñu am ci yow ñu xam ko ci Tiwaawan man ma Tiwaawan laa wala bokk yàlla bu ko yàlla tas ginnaaw loolu muy ñëw ci Ndeye Maty maay doota modèle c'est une fille que j'ai ramassée elle a été abandonnée et je l'ai ramassée elle sait pourquoi Ndeye Maty moi je suis normalienne de la 7e promotion elle est de la 11e donc il y a un écart entre nos promotions. Nous ne nous sommes pas rencontrés à l'école normale. Mais quand j'ai connu Ndeye Maty, c'est à travers notre organisation des anciennes normaliennes, qui regroupe de la 1e à la 19e promotion.
nous nous sommes regroupés et on a formé l'amicale des anciennes normaliennes à travers un groupe WhatsApp, le groupe Gora Kane. J'ai connu Ndeye Maty à travers cette association. Mais quand je l'ai approchée, quand je l'ai côtoyée, j'ai fait d'elle ma fille. Elle a fait de moi sa maman. Elle m'appelle my role model. Parce que peut-être nous avons des convictions communes. Ndeye Maty, c'est grâce à elle que moi, comme d'autres dames, d'autres enseignantes, on fait de la petite enfance une passion. À l'école normale, on n'était pas formés pour aller dans les crèches ou les maternelles. On était formés pour l'élémentaire. Il y a certaines qui ont quitté l'élémentaire et ont fait une autre formation pour se reconvertir dans la petite enfance. Moi, je me suis sacrifiée au cours moyen. C'est-à-dire, non seulement je n'étais pas restée à la maternelle, à l'élémentaire, mais je suis allée plus loin. Donc je ne connaissais rien de la petite enfance. Ndeye Maty, après tout son cursus, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a senti la nécessité et le besoin de venir partager tout ce qu'elle a eu en Amérique avec son cher pays. Et elle a le mérite d'avoir formé des dizaines de dames, sans exception, sur la petite enfance. On a vécu avec elle des séances de formation. Elle en a fait, je crois, 3. On a fait des séminaires. Nous avons un panel où on fait une formation continue dans différents thèmes. Comment gérer l'enfant? Il y a quelqu'un qui disait à 2 mois. Non, Ndeye Maty, avec son curriculum, elle a dit l'enfant, c'est dans le ventre de sa maman. Ça, personne ne connaissait. Jusqu'à 3-4 ans. Donc c'est grâce à elle que des personnes comme moi ont connu la petite enfance et ont voulu s'investir dans la petite enfance. Pour gàttal rek dañ koy ñaanal man je faisais partie ak papa yi kii ci ñu coon mujjee waxal bi ñu koy booster ni ko wutal sa yëfi bopp demal nga ubbi ji sa yëfi bopp lancer quelque chose parce que je connais ses capacités. Ndeye Maty, elle est d'une générosité extraordinaire. Lu mu am nit a ko bàyyi ci loxoom ni muy partager ses connaissances son savoir-faire noonu lay partager lu nekk ci loxoom. Elle a le social dans le sang. La commission sociale que je dirige bi muy ñëw di dugg ci commission bi miinante wuñu mais da doon xataraayu ni damay bokk. Pourquoi? Parce que nee na social bi ñuy def ci bëgg a bokk. Lii moo ñu boole ma ne ko nag doo ñu gën a gore comme ñun social la ñu tax a jóg yow nga ne da ngay ñëw dugg ci social te ku ne xam na ni social ni mu mel ñëwal ñu ànd rek di social. Mbay yàlla na la yàlla fay fi nga bëgg a yóbbu Matika crèche yàlla na ñu dem ba ñun ñëpp ñu fekkee ko mu nekk Matika crèche international. Pourquoi pas mën nañ ko ubbi sax dans la sous-région yàlla mën nañu ko yàlla na la yàlla gunge. ñuy gërëm ñëpp Ismaïla mënumaa wax mais xanaa nuyu Maty ci lu rëy lii mu def may nuyu nag suma mag Fallou Dieng mi nga xam ne yàlla moo ma booleeg moom ñu yàgg lool may nuyu nag sunu député bu baax bi muy Diop Sy ñu dégg mbaaxam Maty nag li nga def dafa rëy ndax Thione Ballago Seck moom da di monument ci réew mi yar mag ñi yar jigéen ñi yar ndaw ñi tey boo ñëwee nga jaglele ko lii kon dañ naan Thione fam doon woote rek fa nga ko woo ma xam sa digganteeg moom nag ak fi mu la teg ni mu la fonkee ni mu bëggee jigéen bu doon jàmbaar Thione bëgg na nit ku am ngor te am nga ngor
Thione bëgg na nit ku dal te yow dal nga. Thione bëgg na jigéen ju mën góor nangoo liggéey te yow noonu nga mel loo am rek delloo nga ko waa Sénégal fa mu nekk nag xam naa ni bëgg na ndax moom day bëgg ay doomam wala ay rakkam wala njabootam di tegu foo xam ne fu ñu leen fa fekk rek kenn du ne cim moo tax moom fa mu nekk xam naa ni kontaan na ci yow trop yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Thione Seck doon na koo xam ne li mu def ci réew mi bari na bari boo xam ne tey lii nga def nii firndeel nga ni Thione Seck am na baat ci réew mi te fàttewoo ko ndax ñun tey fu nu mënti taxaw bu ne dama ne ñu déglu leen rek Thione Seck la waxuma la ay doomam waaye ay rakkam ak ñun ñii nga xam ne ñoo ne ci moom ak ñi nga xam ne ñoo bokkoon ak moom métier bi muy Fallou Dieng mi toog xam nan kan mooy Thione lan la nekk ci biir nit ñi en dehors de sax musique en dehors de art kon maa ngi am mbégte mbay si wax na lépp lii nga def nii jàppal ni sunu yëf la du sa yëf ndax yëfi Thione Seck moom ñun ku ñu ca woo ñun ñoo ciy njëkk barki Seydina Mohamed ñi ngi lay gërëm di la sant Wally Seck dafa tukki mais bu ñëwee dina déplacé wu ñëw ak Aline Seck ak Mohamed Seck mii toog jàppal ni yëf yi du sa yëf da ngaa créé rek teg waaye ñun ñoo ko moom ndax Thione noonu la meloon ak yow waatal la ne la xuusal da ngay dem te lay taxaw te waxam du dellu ginnaaw Thione lu mu mës a wax rek man teg naa ci sama bët yàlla na la yàlla defal jàmm dolli la sutura ba lii nekk ay école mënumaa ñàkk wax nag ci sunu kilifa gi Diop Sy muy honorable député ñun ay ndaw lan ay géwël lan waaye fu ne la ñuy demit ci àdduna bi ku baax ñu wax ko boo bonee ñu bala fa yow da nga baax tey ay murit lañu waaye murit day bëgg ku gëm goxam gëm liggéey man de engagé wu naa man Tivaouane dinaa la jàppale barki Seydina Mohamed dinaa la jàppale te sama mag ji dina ci ànd ak man muy Fallou Dieng Youssou Dieng ngi nii Mbaye Sy ngi nii dinañ la jàppale ndax li ngay def da nga koy def te yàlla tax bëggoo bruit kenn déggulu ci dara barki Seydina Mohamed dinañ la jàppale nag ba nga xam ni famille Thione Seck taxaw nañ pour jàppale la bul tiit bu ragal jërëjëf ñi ngi sant ñëpp. lii dafa bokk ci samay mbébét man ba may yéeg léegi maa ngi naan amet jigéen jii de mook sama soxna ñoo bokk bëgg-bëgg sama soxna projet am yëpp xale la ça fait 10 ans de cela maak moom ñu def projet boo xamante ni pour dessin animé la waaye Sénégal malheureusement gëmuñu ko foo dem li nga bëgg a def duñ la may sax nga expliquer leen ko te ku am seetlu ci animation xam ne lépp lu jëm ci jàngal xale chant la chanson la récitation la poésie la mais man ñun foo lañ ko tuddee te xale bu xàmmee buy tëddee sax mënagul toog sax bu musique rëkkee mu yëngal cëram mais nga jaaree fa jàngal ko hadis yi am na yu ci suñu mbokki arab yi comprendre ay chant lañ ko def léegi ngir ñi nga xamante ni chanson rek leen intéressé mën ko comprendre mais malheureusement ñun adapté guñu loolu ndax dañuy jël musique rek tuddee ko am po ma fàttali ne elle est divine la musique ci yàlla la jóge sàbbaa la ko tax a jug mais nañ ko defar ba mu yànj nañ ko defar ba mu gën a am maanaa kon jigéen ji foofu la ne man je suis un professeur de percussion d'art pour mu mat te dinaa fii laa dëkk ñoo jàkkaarloo loo soxla
ci lépp loo xamante ni bëgg nga mu jëmale kër gi kanam bokk naa ci et bénévolement incha allahu rabbi di kontaan bu baax ci suñu papa ji ñu fi fekk nag Jóob si man Tiwaawan sama dëkku xol la ndax sama maam fa la bàyyeekoo fa laa sanc sax fa laa bëgg dëkk gannaaw ba ma fa soxee ko kon ku la gis ak ku la gisul la ngay def Tiwaawan nee na fang ba ko dugg Tiwaawan gis ko yàlla na la yàlla dooleel sa xol ci Seydi Hadji Malick sa xol ak sa yéene ca gox ba yàlla na ko yàlla mottali ñu ngi kontaan laata ñu laa dénk Tiwaawan da nga volontaire di setal dëkk ba te ñun volontaire yombuñu ndax dafa am baat boo xam ne dafa yàq suñu pas-pas mooy njëriñ loo fekkee ak sama bopp ma la gënal du bañ naa la te nit nag boo baaxee di nga dem ba jàmbur war laa gënal sa bopp ndax intérêt laaw rabul jalil wala intérêt général te yow ci loolu lañ la fekk nga ne Tiwaawan volontaire di defar dëkk ba bu gàmmu jotee nga dugal say oto ñuy ramasse mbalit ma ah waa Tiwaawan nag buñ dee nit dinañ ne kii gannaaw dénkuñu ko ma yore rek réew mi nii ku ko jox dëkk bi tubaarkàlla mu defar ko ah ma ñëw ci soxna Mati nag ndax lii mu def ci lii nga ñëw moo am maanaa. Youssou pour fàttali pour ñu koy gis te xamuñu ko kii mooy directeur artistique bu Wally Seck moom mi bi muy am avant mu am 10 ans la ànd bu njaaros dem Japon dem Amérique dem fépp ci àdduna bi nekk artiste bu mag bu ngeen gisee Alaaji Papa Dieng bi ngeen di gis ci télé bi ñu toog ak Bécaye moo ko jur pour ngeen gën a xam ni moom yi ku xam li muy wax la ku maîtriser culture bi te yaakaar naa ni ku tukki def plus de 25 ans ay Japon fu ne nga dem fa moom li muy wax lu mu xam lu mu maîtriser moo tax moo woo ko waaw jërëjëf Gumbantu Diop la Njaay da ngaa baax rek xam nga am na nuñ doon organiser yëf yi kenn du fi xaj te lii mais fii la ñu toll dañu dafa am ay étapes yu ñu redoubler jéggi ko dem te faaw ñu delluwaat ginnaaw dox ko jéego boo tëb ci sa dund di nga dellu ginnaaw doxaat ko kon dalay tardeel tàmbali ca fa nga war a tàmbalee xale damay wax ni ëmbub yàlla la bu mu fecceegul la ca biir kenn xamu ko moo tax defar rek xamoo bu lay jëriñ te fii la ñu war a tàmbalee wax na dëgg CM2 mooy suñu classe ñun géwél yi léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne mënuñoo liir te dem nañ ba CM2 mooy dañ leen doon bëmax rek di leen bëmax rek ba àgg CM2 carré bi ñu ne leen dem leen wuti leneen doo liir doo bind kon mais sama yaay xam na ni en une semaine l'enfant peut aller à l'école en une semaine boo gisee les ministres européens et américains dañuy accoucher semaine ba ca topp ñu liggéeyi seeni doom dem crèche comme école ngay mujjee njëkkee fa kon daal kër gi ñi ngi ñaan yàlla bu sa yaakaar tas lii njëriñu réew mépp la kuy njaboot war nga ci jàpp te ñu fexe mu ne ci gox-goxaat yëpp incha allahu rabbi man naa la booleeg sama jabar dina ci bokk elle est aux États-Unis waaye yéen a bokk bëgg-bëgg dinaa fexe ngeen xamante projet yi mu am yëpp ngeen bokk ko def Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sa taxawaay am na solo ndax boo amee baay mu góorgóorlu ba wutalu la xas fa mu doon teg tànkam rek teg ko fa doo ci rëccu dara Papa Thione la ko waroon yëpp def na ko doon artiste am succès siiw góorgóorlu ba yar sa njaboot yombul te yàlla defal na ko yàlla na leen yàlla teg loxo yàlla barkeel vraiment ñuy remercier ñëpp fàllu ndokk yàlla ba nga xamee li la war lii mooy yoon mooy di dem ci lii ndax ñun dañuy éduquer te tooguñu ciy classe kon bu waa classe wootee ñoo fa war a jiitu jërëjëf vraiment merci beaucoup jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf. Pratiquer à crèche et vraiment
Je remets maintenant à Mohamed, mon fils, qui va remettre à monsieur le député maire. Voilà, pour inaugurer les lieux. Et on souhaite très bon. Voilà, merci beaucoup. Merci honorable. Merci honorable. Vraiment, Madame Diop, merci. asalaamaaleykum man maa ngi tudd madame Mati Mbaye ma am expérience su éducatrice la spécialiste de la petite enfance ak nag expérience su fanweeri at ak juróom-benn fii ci Sénégal ak fële ci Amérique fukki at ak juróom fii ñaar fukki at Sénégal man nag damay yëngatu ci petite enfance loolu la ñuy woowee xale yu ndaw yi yu tuuti mooy crèche ak maternelle waaw loolu daal kooku mooy man kooku mooy Mati Mbaye et sama structure mu ngi tudd Matika crèche Thione Ballago Seck. gannaaw expérience bi nga am ak sa parcours bi si ne ubbi crèche bi tey particularité bi crèche bi nan lay doon par rapport ak yeneen crèche yoo xamante daanaka li ñuy def benn la. waaw particularité crèche bi fii kii rêve la boo xamante ni tey concrétisé naa ko maa ngi ciy sant yàlla suñu borom bu baax a baax rêve la boo xamante ni éducation de base c'est ma passion mooy li ñuy wax ne lu ma bëgg la lu ma bëgg sama xol la donc particularité Matika crèche TBS mooy dañuy d'abord ñiy jàngale dañuy am formation bi war parce que xale bi balaa nga koy jàngal il faut nga xam ko il faut nga xam développement il faut nga xam nu muy màggee il faut nga xam ni xale bi biir yaramam muy santé muy nutrition muy hygiène muy développement loolu yépp da nga ko war a jàng pour que nga mën a accompagner développement wu xale bi mu bañ a doon comme li tubaab bi di wax rek pousser comme une herbe folle maanaam ñax xam ngeen ñax yi nu leen neex la ñuy màggee fii ci xale bi il faut nga jàng ko jàng nu muy màggee jàng xam xale bi en gros globalement pour mën a interagir ak moom pour mën a intervenir ci moom kooku mooy première particularité bi c'est-à-dire que dañuy jël un personnel formé. Deuxième particularité mooy c'est la première crèche américaine sénégalaise man dama jàngale Amérique def fa 20 ans ma gis ni seen méthodologie dafay may xale bi mu teel a yeewu ma xam ni loolu mën naa ko indi sama kii parce que demandé wul sacrifice yu bari même bu ko demandé woon sax man patriotisme tax na dinaa def sacrifice yooyu donc mu tudd curriculum créatif boobu mën nañ ko appliquer ci xale yi dès la naissance mais di nga xam xale bi di nga jàng xale ba mokkal ko dès la naissance nga définir ay objectifs xam ngeen bu ngeen demee ci élémentaire bi dinañu gis ni élémentaire bi ku xam xale mooy ñëw jàngale kenn du romb rek nit ci biti ñëw ne la kaay dugg ci classe bi jàngale fii donc il faut que nit ki xam xale bi bu ñu xamee xale bi comme j'ai dit am na ñaari classe américaine ak classe sénégalaise parents yi daal ñoom ñooy xool rek fu ñu ci bëgg seen doom dem programme français bi day nekk programme boo xamante ni avec des objectifs ñu ciy def chaque jour tous les jours activité d'abord yu am solo ñuy observer activité yooyu ci xale yi et puis bu ñu paree évaluer xale yi bébé laa lay wax de ay bébé la ñuy observer di leen évaluer. évaluation bi ñëpp xam nañu xale voilà évaluer ko par rapport ak mag. mais par l'observation xale da nga koy xool ci li muy def nga noté bu ëllëgee mu def leneen nga noté bu gannaaw ëllëgee mu def leneen nga noté mais ñi nga xamante ni ñoom seen xel ci lii la màcc ñoo xamante ni bind nañu ay livres teg fi ñu mel ni ñoom Jean-Jacques Rousseau ñu mel ni ñoom Jean Piaget ñooñu loolu la ñu def sur des années dañoo observer xale yi xam ni lii la ñuy def après ñu généraliser daal di bind ay livres yooyu lañ fi bàyyi tey livres yooyu bu ñu ko jàngee ñun mais dañuy gis li ñu jàng ci livre bi dañ koy gis ci comportement xale yi donc loolu moo tax kii bi formation bi am solo trop. est-ce que tey bu ngeen kenn fii ci Dakar est-ce que am ngeen bëgg yaatal ko ci biir Sénégal. incha allah ñaanal leen ñu rek bu ngeen ñu ñaanalee
bëgg nañu Matika crèche ak curriculum créatif bi mu indil bëgg nañu mu law ci Sénégal gi yëpp parce que nag xale yëpp a yem xale yëpp a yem xale yi amul benn différence comme on dit l'enfant c'est un enfant est-ce que mës nga gis xale bu judd boo xamante ni ñu ne kii day dafa jël yëfu jàmbur est-ce que mës nga gis bébé boo xamante ni dafa judd ñu ne bébé bi de dafa mën a fen amul donc bébé yëpp ni ñuy juddoo ñoo yem léegi nag lan mooy différence bi mooy loxo yi ñuy nekk ci ñetti année yu njëkk yi nga xamante ni mooy déterminer àdduna wu xale bi bu màggee ñetti première année yi et j'espère que c'est loolu le gouvernement bi comprendre ba nga xamante ni fu mu nekk nii ñu ngi ciy liggéey bu am solo. Fodj Thione Ballago Seck mu nekk artiste par à titre posthume sa relation ak ndem si yàlla. waaw ndem si yàlla Thione Ballago Seck su ma ciy wax sax dafay am ay sentiments yu may animé kooku dafa nekkoon koo xamante ni ku baaxoon la ci man di sama càmmeñ bu baaxoon ba pare ma gis ni éducateur la woon ndax wayu Thione Ballago Seck ku ko déglu rek am na lu mu la jàngal way bu ci nekk man dama def kii bi damay jël di teg ay woyam di déglu saa yu ma dégloo woyam am naa ci kii ma approché ko pendant 2 ans malheureusement rek la ñu xamante mais mu dugg ci Matika crèche noo xamante ni lu ma def mu nga fa taxaw parce que en tant qu'éducateur moom man loolu laa ko jële woon di ma pousse nag di ma pousse di wax ni ma man dama bëgg nga am sa crèche bopp su ma amee dara lu ma metti sax wala ma dem ba kale sax daf ma naan demal de bul taxaw demal bul taxaw donc kooku tey bëggoon naa mu nekk fi ci kàttanu yàlla mais yàlla moom lu mu dogal rek dañ koy nangu ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare aljana te fa mu nekk gënal ko fi mu jóge kontaan naa ci ndax tey kontaan naa ci présence su famille am tey doomam nekk mi ngi fi staffam bi yëpp ñu ngi fi tey jarbaatam ñëw na fi ñi mu àndal ñëpp ñi mu daan àndal ñoom Youssou Dieng ñoom Ahmed Thiou ñoom ñëpp macha allah ak Fallou Dieng ñëw nañu représenté Mbaye Sy Ndiaye jarbaatam donc mel na ni tey Thione mu ngi fi donc sama relation ak Thione noonu la meloon dafa dëgëroon bëggoon na ma bëgg goo xamante ni bëggoon ma dem jusqu'au bout bëggoon tey ji bés bi ma def ko mais comme j'ai dit rek l'homme propose Dieu dispose. beneen parent bi mooy honorable député Diop Sy sa diggante ak moom. waaw honorable député Diop Sy dañu bokk Tiwaawan te dañuy bokk aussi ay mbébét ak lu ñuy def ci Tiwaawan ma xam ni lu kenn mën ñaare ko dàq ma ni mën naa ko approché bi ma ko approché aussi moom tamit xamal ne ma ne Tiwaawan rek moo ko ñor ma ni ko nag man mën naa la liggéeyal ci domaine bi nga xamante ni vraiment mooy sama domaine pour l'enfance parce que xale moominu yàlla la loo def ci moom yàllaa lay fay te man loolu laa gëm man sama fekkoon nag xale yi fii damay xalangoo ak ñoom lu ne laay def ak ñoom donc Diop Sy vraiment loolu moo ñu boole et puis nag mu ouverture tey bii mu def ci lu am solo loo xamante ni sax peut-être duma ko wax mais di ko ñaanal yàlla rek Diop Sy ku ne xam na ko ci social Diop Sy ku ne xam na générosité am donc maa ngi koy wax jërëjëf te di ko ñaanal yàlla li muy mbébét yàlla na ko yàlla defal incha allah. Hi everyone. Today is a big day here in Dakar, Senegal, because I realized I achieved something. I realized a dream that I had like 2 years ago, meaning that dream was like to open a daycare center and a kindergarten here in Dakar, Senegal. After opening it, we will follow like the creative curriculum that we used in America, and that curriculum is like something that we use. You have to know the child, you have to know like the activities you're gonna do with the child, and you also have to know how to evaluate the child. That's the specificity of like Matika Crèche, and the name is of course Matika Crèche, TBS. TBS meaning like Thione Ballago Seck. He was a former singer, like a late singer here in Senegal, and he passed away like on March 14, 2021. But he used to be like a counselor, a good counselor. He used to attend all Matika Crèche activities, and he really was great, like asking me to go this way, not to go that way, etc. And really, that's why I put his initials on
what was your relationship between John Brazos? No, like I just said, he was a counselor to me. He was like a brother to me here, and he was like he wanted me to achieve what I have dreamt of, meaning like realize like a daycare center over here. And he used to push me whenever I used to fall and then said, okay, I'm done with it. He will come and then said, okay, Mari, you have to go on, you have to realize what you've dreamt of. So, and today he's not here. It's really sad for me, but Allah's will is stronger than everything on earth. You thought that Jobsi, you share many things with him. So can you tell your relationship? Yeah, Jobsi is like a brother to me too. And we have objective together for Tivaouane. Tivaouane is my native city. So Tivaouane is like where he used to go and do like many things for the populations, create like jobs and stuff. And when we had a meeting 3 months ago, I knew that we had the same like objective for Tivaouane. And then I said, okay, when I go to Senegal, I will meet with him. And when I met him, of course, he was like a great person. We had a meeting, and then we decided to go together for Tivaouane. You opened Matika Church in Dakar. So have you another opinion to do the same Matika Church? Yeah. Right now, we don't have like enough means to open many daycares at the same time. But first, we're going to open a daycare in Dakar. And the second one, inshallah, will be in Tivaouane. And then maybe the third one somewhere in the south, and maybe a fourth one. But we will not like stay in Dakar only. We will keep growing. We want to grow and grow like throughout the country. Annoncé plus tôt. Nous avons aussi une école de formation, Matika Crèche TBS, en ligne. Alors, à chaque fois que nous terminons des modules, nous donnons aux étudiantes en fait des attestations pour montrer qu'elles ont suivi avec brio ces modules et qu'elles connaissent en fait ces modules qui sont relatifs à l'enfant, qui sont relatifs au développement de l'enfant. Sophie Sall Diop. Ces deux modules sont l'introduction à l'éducation spécialisée, c'est-à-dire les enfants à besoins spéciaux. Et puis le deuxième curriculum, c'est le planning du curriculum, c'est-à-dire comment savoir créer des activités et les mettre en œuvre chez les tout-petits. Sophie Sall Diop. Félicitations. Sarah Martou, félicitations. Voilà. Maguette Rosalie Gueye, félicitations. Merci. Et bonne continuation. Maïmouna Fall Diallo n'est pas là. Aïssatou Gueye, félicitations. Merci. Et bonne continuation. Merci, Soumé. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci.